asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa Dakar Plateau yëpp di leen sant di leen gërëm di rafetlu tey jotaay bi ñu am jotaay bi nag jotaayu jàmm la fii ñi fi toog di sama ay collègues ay conseillers municipaux lañu bu Dakar Plateau maanaam ñi nga xam ne ñoo dagaanoon baatu askan bi ñu takkal leen ay ndomba tànk ñoom ñi ngi nii toog sama wet man tam ma bokk ci ñoom tey nag déclaration bi ñuy def nii dafa am lu ko waral comme li Olof Njaay di wax rek lu yëngu lu ne lu ko yëngale ko ëpp doole balaa may xuus nag dinañ massawu population Dakar Plateau massawu population Sénégal yépp ci feebar bi nga xam ne moo ñëw dal suñu kaw di ñaan yàlla sotti ci ndox bu sedd ci nu mu gën a gaawee mun nañ ne nag feebar boobu moo gën a tax tey ñu woote pour wax li ñuy wax nag dafa doon loo xam ne mënuñu ko wax ci biir néeg te fi ñu ko war a waxee permettre ñu wax ko fa te dafa doon ay mbir yoo xam ne dafa amaat ñu bëgg nag mu dakk ndax li may wax nii samay mbokk conseil yi toog mun nañ ma ko confirmer te dinañ ma ko confirmer si ñaari fan ci ginnaaw ba ci tey ay nit yi nga xam ne ay partisans wu maire bi fi nekk Alioune Ndoye ñu ngi dugg ci kër yi di laajte ay carte d'identité pour seeni militants socialistes yi pour dimbali leen par rapport ak feebar bi nga xam ne moo am ci Sénégal am ci Dakar Plateau loolu nag ñun lu tax ñu koy ñaawlu dañuy jàpp ne tey président Macky Sall mooy président wu tous les Sénégalais fu mu demee ba moom mi nga xam ne dafa woo ku jëm ñi nga xam ne ñoomu ñi mu déggoog ñi mu déggoolul ak ñi mu jiite ak ñi mu jiitewul ñépp woo leen pour ñu waxtaane feebar bi maire Plateau bi nga xam ne xaalisu Plateau lañ ko dénk doole Plateau lañ ko jox buy dimbali waru si am xàjj ak seen mais li ñu xool tey gis ko te loolu kenn mënu ko weddi mooy ko ni nga dugg ci kër yi di tànn seeni nit di beddi ñeneen di jox sàmba di bàyyi paate di laaj ay carte d'identité pour dimbali nit yi par rapport ak li nga xam ne moo fi xew loolu nag moo sooke wax bi tey loolu nag am na leneen tamit lu mu jur dañuy jàpp ne boo leen xoolee ci fan yi yëpp di ngeen gis ci biir koñ yi ay nit ay xale ay responsable ñi ngi làmb seen poos di dimbali population yi di leen jëndal ay masque di leen jëndal ay sio di leen jëndal ay produits détergents pour mun a xeex ak feebar boobu loolu dañuy jàpp ne maire Plateau moo si waroon jiitu muy maire Plateau parce que tey maire Plateau alalu Plateau moo fa nekk bu Plateau sonnee maire bi moo war a njëkk a taxaw ak conseil municipal bi loolu nag liñ ci fi sujet comme niñ ko yàgg a waxee Dakar Plateau ñi fi fekk baax ak ñi fi baax fekk ñoo ko bokk mais maire bi jël na xaalisu Plateau jël matériel Plateau jël jumtukaayu Plateau dem jox ko les marchands ambulants naam sax marchands ambulants yi ci lañ bokk mais munoo jox marchands ambulants yi bàyyi ñi nga xam ne ñoo dëkk ci koñ yi loolu tam ñun rafetluwuñu ko beneen bi ñu ci teg mooy que situation yu mel ni bu amee kuréel bu solennel bu mel ni conseil municipal bi nga xam ne ay élus ñoo fa nekk parce que tey ñun ñi toog fii yëpp amul kenn ci koo xam ne bokk nga sa morom parti mais parti yi tey dañ ko teg fële dañuy jàpp ne ñun ay ndawu Plateau lañu ay conseillers Plateau lañu su Plateau amee problème ñun ñëpp dañu war a simmi suñuy mayo taxaw wax ci Dakar Plateau donc tey waroon nañ def réunion conseil municipal bu extraordinaire boo xam ne ñun dañu war a toog xool situation bi xool Plateau nan la war a réagir par rapport ak situation bi tey gis nañ ay communes yoo xam ne Plateau moo leen ëpp doole fuuf gis nañ ay communes yoo xam ne Plateau moo leen ëpp budget fuuf ndax tey Plateau suñu excédent rek buñ ko tegee li nga xam ne mooy utiliser wuñu ko pendant des années mot na 8 milliards bokkul ak li nga xam ne mooy suñu budget donc loolu bu amee kon ñun amuñu problème mu moyen pour dimbali nit ñi Olof Njaay nag dafa ne xaalis du faj dee gàcce lay faj tey nag du ñu xool ba doomu Plateau yi di dee ak xiif tey du ñu toog
ba feebar bi dugg biir plateau tey du ñu toog ba population plateau sonn ñu bàyyi foofu xaalis bi mu tege dañu bëgg ñu woote réunion d'urgence ñu jël ay mesures parce que tey fu beneen commune joxe 100 millions buñ ko xoolee ci budget ñun tey war nañu mën a joxe 200 millions joxe wala ñu joxe 300 millions. li ñuy wax nag ñun conseils municipaux yi xeexuñu xuloowuñu li ñuy def nii dañuy fustiger mais tamit ñun new ñu dañuy fustiger dañuy def ay propositions yi nag bu ñu woowoon conseil municipal fi nga xam ne ñun fan lañ ñu fal dinañ ko fa defee mais conseil municipal bi ba léegi kenn woowuñu ay nit daal la ñu gis yu bokk ci maire bi nekk ay partisans wu maire bi di dugg ci kër yi di laaj carte d'identité ñi bokk ci ñoom ni ma ko waxee sànq dañu ne nañu convoquer un conseil municipal extraordinaire si nu mu gën a gaawee pour ñu penser wu ci feebar bi et puis nañu jël ay mesures yi plateau mooy seule commune boo xam ne bu yeewoo li muy recevoir si nit benn commune du ko recevoir donc foofu pour feebar bi law fa day doon lu yomb donc maire bi ak conseil municipal bi war nañ jël ay mesures yoo xam ne yu jëm si marché yi yu jëm si commerce bi pour que ñu organiser ko ba bu ëllëgee feebar bi du mun a law beneen bi conseil municipal boobu ñuy woote am nañ ay clés yu bëri yu ñu mën a utiliser ci lu ci mel ni service 371 bi nga xam ne ci tubaab dañu ne c'est service afférent à la lutte contre les accidents les fléaux et les calamités service boobu rek am na 17 millions yu fa nekk yoo xam ne pour loolu la te conseil bi ñuy woote dañu bëgg lu ci mel ni Makka ak Fès ak Rome bi nga xam ne maire bi dafa daan jël ay nit di ko fa yóbbu ren jii ñëpp xam nañ ne Makka Fès amul Makka amul Rome amul. bu taree ñu woo parti politique yi ñu doon def foofu responsable politique yi dañ leen virement de crédit te virement de crédit yooyu conseil bi moo koy voté nañ ko woo si nu ma gën a gaawee xaalis yooyu yëpp ñu dajale ko dugal ko ci xeex bi ndax jar na ko li ñuy wax secours aux indigents plateau li mu ci am kenn amu ko ci 350 millions la ñu voté maire bi pour mu dimbali waa plateau mais dimbali boobu buñ ko voté tamit te kiñ ko voté pour mu joxe ko muy xool Paate ak Demba di xool Jean ak Paul xaaj ak seen loolu taxul woon ñu voté ko tey nag loolu dañu bëgg ñu dépassé ko ñu xam ne tey Sénégal moo jóg pour xeex coronavirus amul conseiller PDS amul conseiller APR amul beneen conseiller ñun ñëpp dañu war a taxaw pour xeexal feebar boobu donc foofu am nañ fa 350 millions bu jaree yokk tam ñu yokk ko pour dimbali waa plateau am na beneen service bu ñuy wax service 451 santé hygiène et action sociale boobu tam xaalis mi ngi fa war nañ ko mun a tibb pour def ko fi nga xam ne fa lañ ko war a def boo gisee ma cité service yi yëpp nag dañu leen di wan ne budget plateau mi ngi nii du alalu baayu kenn ñun ñëpp ñoo si yem ñun ñi ñu élire ak yéen ñi population yéen a si yem xaalis bi fi nekk si yéen la war a dem donc ñun ñoo ko wote jox nañu doole boo xam ne si situation yu mel nii war nañ mun a jël xaalis bi fi mu foo xam ne jëriñëw fa ñu yóbbu ko fi mu jëriñee dañu bëgg ñu woo conseil municipal bi nu mu gën a gaawee ñu jël décision yooyu pour dimbali population yi parce que l'heure est grave ñu jàpp tamit ne plateau si Sénégal la bokk tey jii su amoon ay cas yoo xam ne plateau la jógee du waa plateau ñoo leen di faj état bi moo koy faj dafa am loo xam ne nag pour participer à l'effort national dañuy demander à ce que la commune du plateau jël si alalam participer si comité boobu parce que tey comité boobu ñëpp ñi feebar ñoom ñoo leen di faj ñoo leen di toppatoo ñoo yor jumtukaay yi donc Dakar Plateau a assez de ressources pour participer à cet effort national. Nous lançons un appel au conseil municipal et au maire pour que le conseil municipal se réunisse dans les plus brefs délais pour que ñu mun a participer ci effort boobu fi may mujj ndax man damay camper rek sama collègue yi après dinañ ci wax dañuy jàpp ne maire plateau ni muy doxalee ndimbalu plateau jaarul yoon te loolu ñun ñuy toog yëpp am nañ ci firnde man mi toog am naa firnde yoo xam ne peut-être jot bi mayewuñu ko mais mënoon naa ko teg fii wax ko dañu bëgg nag plateau ñu teg benn commission bu leer parce que si li ñu jëm lu metti la nar a doon parce que mun nañ dem sax ba confinement nag bu amee mooy que population yi dinañ nekk seeni biir kër ñi daan xëy di toppatoo dépense wala di lijjanti dépense du ñu amati possibilité bi kon bu boobaa autorité bi moo war a dimbali ñëpp mais loolu nag bu amee
ki nga xam ne moo war a dimbali ñëpp di xool ku muy dimbali ak ku muy bàyyi loolu ñun ñi nga xam ne ñoom la ñu fal duñ ko nangu. dañu bëgg ñu teg une commission bu leer boo xam ne toutes les composantes du plateau ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci plateau muy politique muy société civile muy autorité religieuse ñëpp ñu bokk kuréel boobu waxtaanee ko ba nga xam ne lépp lu ñëw ëllëg dinañ ko jël teg ko ci yoon ci biir quartier yi avec une démarche inclusive et une démarche de proximité ñun loolu la ñuy exiger te tey li nga xam ne moom la état bi di joxe tamit fonds bi état bi yor war ko dimbalee nit yi nañu jàpp ne ci population yi la jëm te pour mu dem ci population yi il faut mu jaar ci maire bi il faut mu jaar ci mairie bi mais bu jaaree ci mairie bi ñoom ñu continuer di am même xalaat ak même réflexe yii di joxe seeni boor di bàyyi ñeneen ñi loolu musiba la moo tax nag proposition boobu ñu koy def di lancer un appel tey nag dañuy alerter parce que yoon mayewul sax ñu woote yenn conférence yi wala yenn daje yi pour xeex kii bi xeex feebar bi mais nag suñu devoir en tant que élu moo tax ñu ñëw fii toog tey lancer un appel au conseil municipal et à la mairie pour que ñu jël décision yooyu pour ñu woo conseil municipal bi ci ni mu gën a gaawee décision yooyu ñu jël ko ndax l'heure est grave donc maa ngi jox kàddu gi sama collègue conseiller municipal Assane Bissisi moom tam mu sànni si kàddu. Asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokku Dakar Plateau yëpp di rejoindre Pape ci intervention je crois que lu ñu waroon wax xëy na pratiquement résumé na ko ñun li ñu ci yokk rek mooy comme li mu wax sànq plateau boo xoolee da ngay gis ne chaque matin ñii xëy di dugg plateau c'est des millions. li ñu bëgg waa plateau xam mooy que rien ne sera plus comme avant. ñu jël benn jumtukaay wala yenn précaution par rapport à ça te maladie bi mi ngi gën di law sànq rek maa ngi lire ñu ne les médecins prédisent que d'ici le 3 avril dina am ay cas yoo xam ne nombre de cas yi dafa nar a exploser léegi ñun lan la ñuy xaar par rapport à ça. comme ni ko Pape waxee tey man bi ma xëyee le matin ma dégg ne am na benn maire ci Dakar bu déclaré ne day décaisser 100 millions pour commune am man dama jaaxle parce que Dakar Plateau ni mu stratégique on est ci sur le plan économique surtout ci nu mu tudd mobilité urbaine bi doy na waar goo xam ne gi warul woon am maire bu ko jiitu bu ko war a njëkk jël décision ci wàll woowu. beneen bi ci des nag mooy dégg naa mu naan ay maire bi waroon na génne ay 200 ba 200 millions moi je pense que loolu sax dafa tuuti. ci lu ñu war a dugal wax na sànq nu mu tudd acteurs politiques yi mais moi je dis que amul waruñu bàyyi kenn. même le chef de quartier les conseillers municipaux tout le monde doit être intégré ci commission boobu mu wax. ñu xool ruxaan yi gën a sori ci Dakar Plateau ñu ñëw leen en aide. pourquoi parce que li ñu mënul comprendre mooy à chaque fois depuis 2014 ba léegi man j'ai fait la remarque à chaque année day segg ñi mu war a jox ak ñi mu warul jox da ngay nekk plateau mais bokkuloo ak moom camp politique. dañ lay combattre yow bu fekkee responsable politique nga say nu mu tudd say militant du ñu am accès ci fonds yooyu nga xam ne Dakar Plateau moo ko moom kenn moomu ko Dakar Plateau moo ko moom kon ku fi dëkk di fi yeewoo di voter di participer activement ci vie bi yëpp je crois que am nga ci wàll waruñu jël rek def ma Samba laay jox parce que moo ànd ak man ma Samba àndul ak man ma Demba àndul ak man du ci jot en grosso modo loolu laa amoon loo xam ne dama koy jàllale pour bañ a monopoliser trop la parole parce que am naa yeneen collègues yu toog di xaar wasalaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Dakar Plateau yëpp yaakaar naa ne situation bi fi mu nekk nii dafa doy waar boobu moo waral tey lii nga xamante ni moom lañ def mooy réunion bi ñëw wax ak askan bi tey l'heure est grave tey yaakaar naa ni tey Plateau lii kenn waru ko ci woon a jiitu parce que Plateau bokk na ci commune yi nga xam ne moo gën a exposé. Sénégal foo dem liy dugg ci plateau amul benn commune bu muy dugg ci Sénégal yépp tey mairie bi warul woon a xaar ñun ñu toog di woote lu mel nii man dama toog sama koñ ay nit di ma interpeller secours yi ñuy joxe ci mairie bi aide yi ñuy joxe man leen non amul parce que yëguma ko je disais que ni nii ak situation bi ñu toll bokkut ak politique dara tey yu mel noonu buy am dinañ convoquer les conseils municipaux les chefs de quartier wala ñu dem ba ci comité de quartier ñu wax ak moom mais pas ñuy tànn des responsables politiques di leen jox ñuy dugg ci koñ yi di récupérer ay carte d'identité militant lii nag yëfu plateau la bu doon yëfu parti bu la neexee nga tànn say militant mais yëfu plateau la ñu toog voté ko biñ ko voté pour plateau bi la Pape Diouf wax na ko léegi sama frère tey Makka amul Fès amul Rome amul loolu yëpp bu amoon sax plateau am na des moyens pour génne xaalis pour ñu jàppale population bi
il est temps nag ñu jàppale leen parce que soxla nañ ko. le maire Barthélémy Diaz ni mu ko defee ñoo ko ci waroon a jiitu ministère de la santé ay nit ñoo fay dem ay bonne volonté di jàppale ñuy saluer chef de l'État ci décision bi nga xamante ne nii jël na ko mu nekk lu ñu rafetlu trop ba pare di ko ci jàppale mais yaakaar naa mairie Plateau kenn waru ko ci woon a jiitu parce que li muy xëy di recevoir kenn du ko recevoir ñuy lancer benn appel boo xamante ne nii le maire les conseils municipaux ñu jóg xam ni lii du yëfu politique ñu xam ni li fi xew nii du yëfu caaxaan fulla la ak fayda la lu sérieux la li dal ci yeneen pays bu ñu ñaan yàlla mu agsi Sénégal nañu jóg ca ba muy teel ñu gàttandu ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni l'heure est grave ñu ngi woo waa Plateau yëpp ñu jóg di wax la maire na jóg jël budget bi nga xamante ni Plateau ko moom mu jox ko population bi. di wax ne li ma si wax sama du bari parce que Pape Diouf wax na si Yande wax na si dafa di loo xamante ne tey dafa nekk loo xam dafa grave parce que tey jii coronavirus toll na foo xamante ne bu ñu moytuwulee dinañ dem confinement. te Plateau ñëpp xam nañ ne néew yu doole ñoo fi gën a ëpp tey am na ñoo xamante ne repas ñaari repas sax tere jiit kii tën na leen waxantuma naa ñu waxu 3 repas man ma doon xalaat tey jii ne maire balaa moo defoon dara waroon na woo ay conseil am waxtaan ak ñoom Barthélémy Dias li muy def ñun war nañ mën lu ëpp loolu budget xaw ma 12 milliards xaw ma Dakar Plateau am ko waruñu toog tey ba heure bi defuñu dara gel pour les maires sax mën ñu ko am si biir kër yi te ñu koy jox ay ambulants yoo xamante ne xëy na dëkkuñu fi mais ñun ñu fi dëkk mën ñu am dara suñu maire man damay woo maire si benn affaire nañu dimbali ngir yàlla yonte bi lii dafa grave bu mu ko def affaire politique nañu ko jox ñëpp ku si war a am si ku si war a am si man ba ma ko yëgee démb dama woote bi ma wootee maire bi un conseiller laa woo nekk man dama dégg ñu ngi joxe ay carte d'identité pour secours te ñun yëguñu ko mi ne man yëguma ko tout à l'heure mu woo ma fii ne ma da nga dajal sa koñ jox ko mais ma defee ne loolu bu amee ñun conseil municipal dañu waroon woo ñun ñëpp kenn ku nekk sa koñ jëlal sa liste nga yóbbu jox ko mairie ba pour secours mais kon tàmm nañ ko si ñoom mais lii nag dañu bëgg ngir yàlla mu nekk yëfu Plateau ñëpp bokk si yëfu parti Plateau Cap Manuel la ba Malick si ñëpp si bokk boole si délégué de quartier yi te délégué de quartier tam ngir yàlla bu leen Alioune Ndoye waxatee lenn nañu koy bañ parce que man dama koy wax fii man sama doom dem na di wuti certificat de domicile dañ ko bañal te dëkk Plateau pour lan parce que maire moo koy bañ nañu bàyyi affaire politique fi mu nag tollootuñ si Macky Sall ak di woo ñëpp boole ñëpp sa affaire am monsieur le maire ñu ngi lay ñaan une fois de plus jàppale ñu sool nga defoon ñu ko parce que ñun doo suñu ennemi suñu nawle nga doo suñu ennemi suñu nawle nga te lii ñi la wër am na loo xam duñ la ko wax mais yow am na loo xam ne war nga koo xamal sa bopp Plateau sonn nañ. man conseil municipal la Baba Touré dëkk Dakar Plateau di wax ne lii ñu woote nii wootewuñu ko ngir politique dama bëgg a waa Plateau xam ne li ñu def nii defuñu ko ngir politique parce que ñi fi toog yëpp kenn bokk si boor camp kenn bokk si boor mais dañu woote pour intérêt Dakar Plateau parce que tamit des fois gars yi da ngay wax benn wax ñu ne politique moo tax wala échéance defuñu ko ngir échéance intérêt Plateau ak njabootu Plateau moo tax ñu woote lii ñu woote tey pour dénoncer ko parce que tamit lii dafa bëgg a yàgg Alioune Ndoye nekk na fi depuis 2009 kenn musul dégg ñu def affaire yi mel nii jëmale ko si moom lii nag l'heure est grave parce que mënuñu comprendre Dakar Plateau presque 3 millions de personnes wala 2 millions de personnes di fi dugg guddeeg bëccëg di fi utile seen taraanga di gën a di dem ak li fi am yëpp ak feebar bi risque bi si am yëpp gisuñu suñu maire def benn réaction gisuñu mu def dara kon boog tout Plateau fu ñu toll ni dañu nekk en danger benn dañu nekk en danger Alioune Ndoye waxul ak kenn faalewul kenn toppatoowul kenn da nga koy woo téléphone sax du la jël pour ngeen mën a discuter sur cette affaire bi sax. du jël téléphone waa Plateau xam lu ñuy wax mooy que rien ne sera plus comme avant mais intérêt Plateau moo tax ñu jug xam nga Pape dafa wax benn wax bu am sànq lu wax amee dafa wax ay prix secours yi ñu defoon secours yi c'est le moment ñu génnee secours aux urgences parce que 350 millions bu Barthélémy Dias bu mu nee génnee 100 millions ñun ñu am 350 millions nañu génnee 350 millions ceeb yi nga xam ne dañ ko doon joxe koor bi nañ ko génnee léegi-léegi teg ko fi jënd ko léegi-léegi pour aider population Dakar Plateau moo ëpp pauvreté fii parce que étage immobilier foo ne Dakar Plateau am na ñu lu nekk amuñu dara da ngay dégg tamit budget 12 milliards nga foo ne 12 milliards yi mi ngi dem si waa Dakar Plateau fekk demul si waa Dakar Plateau mun ngeen comprendre c'est un bon gestionnaire c'est un bon maire qui fait un excédent chaque année 8 milliards kooku ñu ne c'est un bon gestionnaire ñu ne c'est un bon maire xam nga lan la situé ci waa Dakar Plateau sentir ne li nga xam ne mi ngi jóge Dakar ressource bi jóge Dakar Plateau dellu si waat waa Dakar Plateau foo dugg Dakar Plateau ñu ngi xalaat suba fan la ñuy jëlee ceeb ñu ngi xalaat suba fan la ñuy jëlee diwlin ñu ngi xalaat fan la ñuy jëlee lële mu jël loolu yëpp mais lu gën a grave secours yi ñuy wax depuis 9 ans xaw ma 11 ans 5 ans
secours yi du dem si waa Dakar Plateau dañuy defar ay secours dina des presque valeur u 100 millions yoo xam ne dañ koy reversé waat perception loolu est-ce que mu ngeen ko comprendre yenn secours yi yu yenn yi ambulants yi lañ koy jox waa Dakar Plateau sentiruñu seen bopp si secours yi xamuñu secours yi en tant que conseil municipal nit di la woo téléphone naan la seen mairie ñi ngi demandé ay carte d'identité pour aider nit yi aider nit yi si un barème de 100 000 francs yow mi sa bopp ngay conseil municipal mënoo ko yëg ñu jël affaire yi def ko affaire de coordination affaire de section affaire de parti socialiste fii mairie Dakar Plateau la ñu waxuñu mairie socialiste malgré le maire c'est un socialiste da koy incarné ba mu mët sëkk da koy doxee ba mu mët sëkk ñoo bokk coalition benn bokk yaakaar ñun ñu ñëpp ni ko président Macky Sall waxee nu mu ko yaatalee ba def ko ministre yaatal waa PS ba def leen ministre ñun ñi nga xam ne ñoo bokk benn bokk yaakaar mënuñu sax may 1 franc wala mu dimbali waxuma nag yeneen ñi nga xam ne ay opposant lañu kon boog ñun dañu ne Dakar Plateau nañu yeewu li ñuy wax waxaluñu ko keneen Dakar Plateau lañ koy waxal xasuñu Alioune Ndoye saagañu ko démb salué nañ lu mu def ba ñuy wax waxu ambulant yi jël na ay bulldozer ak ay affaires yooyu dem di nettoyer ambulant yi mais moo doon protéger ambulant yi résistance dafa fekk ba nga xam ne tey la ne lay jël moom day jël affaire bi dem na gis préfet pour ñu aider ko pour mu mën te ambulant yi dañuy toog def déclaration ne dañuy jóge foofu parce que choléra xaw ma lan coronavirus bi moo tax mais yooyu yëpp affaire clientèle politique la ñuy dawal il faut que ñu bàyyi affaire clientèle politique te xam ne ressource Dakar Plateau dafa war a dellu si doomu Dakar Plateau yi dama bëgg nag yéen waa Dakar Plateau ngeen yeewu xam xel ràññee lii ñuy wax nii yëpp waxuñu ko pour contre Alioune Ndoye parce que Alioune Ndoye yorul suñu taraanga ñi fi toog yëpp intérêt Dakar Plateau moo tax ñuy wax dañu ñëwoon seen kër en 2009 tàllal leen loxo ngeen ñu fal ñu si liste même bu ñu bokkulee liste bi ngeen ñu fale mais yéen ñu fal waa Dakar Plateau nañu dem leen teewal ñu fële si mairie bi comme ni ñu gars yi di teewalee assemblée nationale comme ni gars yi teewalee yeneen institutions yi kon bu ñu leen fa teewalee bu ñu gisee lu dul yoon dañ leen koy wax ndax ëllëg a tax boo leen ñëw nañu joxo gisuñu mandat wala gisuñu ceeb wala gisuñu suukar li Macky Sall def esprit de grandeur bu daree ñu woo parti politique yi ak responsable politique yi dinañ leen woo Macky Sall di woo Idriss Seck di woo Khalifa Sall di woo Sonko ñëpp dem di ko répondre Alioune Ndoye heure bi waroon na woo képp nga xam ne boor yëpp nga nekk si Dakar Plateau ñu toog waxtaanee problème bi ba nga xam ne dinañ si mën a trouver solution mais yooyu yëpp def ko dafa jàpp ne moom ministère am lay toog jël benn conseil municipal si suñu nawle naan ko woowal telle personne responsable coordination section première section woo responsable deuxième section woo responsable quatrième section woo responsable troisième section ñu dajale ay carte d'identité socialiste pour ñu defal leen xaalis bi socialiste yi moomuñu ko xaalis bi c'est pour Dakar Plateau Alioune Ndoye génneel nga changer il faut changer communiquer avec les gens parler avec les gens nit yi du question dañ la bañ mais sa façon de faire ak sa méthode la gars yi bëggul il faut que ñu xool nan la ñuy doxalee Dakar Plateau bi moomuloo ko moomuma ko Pape Diouf moomu ko kii toog moomu ko beneen conseiller moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokkandoo ak njaboot lañu parce que tamit am na loo xam ne nag lu ëpp tuuru gis nga lii dinañ ko wax ci conseil municipal bi dinañ ko wax ci Benno Bokk Yaakaar bi dañ ko wax ci leneen ak leneen parce que lépp lu doon am c'est fini dootuñu la bàyyi ngay def lu la neex arrêt day am bu dee nag Macky Sall moom dëkk bi li ñuy wax ni tam moom tam na ko dégg on a un maire boo xam ne lu ko neex lay dawalee lu ko neex lay def biir Dakar Plateau faalewul nit yi déggul nit yi ay partisans am la talul keneen lu ñëw mu ne ay partisans am lu liggéey bu amee mu ne ay partisans am leneen ak leneen ay partisans am kon boog ñun waa Dakar Plateau on est presque 32 000 yu dëkk biir Dakar Plateau kenn gisul dara heure bi waroon nañu woo chef de quartier yi woo président d'ASC yi woo bajanu gox yi woo kii ñi nga xam ne lépp ñi nga xam ne ci système bi la ñu nekk ñu woo leen toog waxtaan ak ñoom ne leen nag ban solution parce que alal bi kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk mais jàpp alal bi di ko retourner di def excédent te munoo def benn investissement dans les quartiers xoolal lii bonus la boo xam ne Macky Sall moo ñu ko may suñu mandat jeex na normalement waruñu woon toog fii di wax bu jàll affaire bi jaaroon yoon waruñu toog fii di wax bonus bi nag loo deful woon ci 10 ans yi munoo ko def ci 11 ans yi yaatalal ñu toog waxtaan xool nan la ñuy defaree rectifier affaire bi ça ne veut pas dire que def nañ dénonciation rek da ngay ñëw sur la défensive boo ñëwee sur la défensive ñu ñëw sur la défensive affaire bi da ngay changer rectifier xool nan lañ koy defee loolu laa amoon di leen wax di leen sant di wax waa plateau li ñuy wax yëpp njëriñu plateau la waxuñu fi leneen lu aay njëriñu plateau la ak yéen ñu wax santoon pour ñu dem toogal leen ci place boobu moo tax ñu koy dénoncer merci jërëjëf